mbokk yi ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen doon nuyoo fii ci seen rajo APR New York tey jii la àjjuma ñaari fan ci weeru novembre ci 2018 ñu fas yéene ñëw ak yéen seen émission ni ñu ko doon defee lu commencé 11h ba minuit ñëw ak yéen ci ay waxtaan tey am naa ci sama wet Moussa Ndiame Ndiaye dama ko yàkkamti tudd parce que ñaari semaine yi dajewuñ fi maa ngi jàkkaarloo ak technicien wu rajo bi coordonnateur u Harlem Manhattan New York Baboy Kane seen mbokk Pape Bab moo nekk ci micro bi bu ngeen bëggee déglu rajo bi ci téléphone bi da ngeen di daal di def rek 641 552 87 62 641 552 8762 bu ngeen ko bëggee déglu ci internet bi da ngeen def www.pat930am.com wpat930am.com bu fekkee da ngeen koo bëgg a déglu ci seen ordinateur tey suñu émission ni mu bëgg a demee dañuy ñëw rek ci ay réalisation tey affaire mbay mi dinañ ci taxaw lu baree bari bala ñoo dem ci élection yi bu soobee yàlla ndax li ëpp ci suñu réew ci mbay la ñuy dund mbay mi ki ñu denk réew mi am na fu mu ko fekkoon am na fu mu ko indi domaine bu nekk am na lu mu ci def buñ paree ci mbay mi dina ñëw lu mu indi ci affaire électricité bi lu mu indi ci affaire ndox mi kaw gi naka lañ tolloon ci courant ak fu ñu toll ci courant fi mu nekk nii bi mu ñëwee ba léegi yooyu yëpp ay bis lañ koy jël noonu lañ ko fas yéenee defee réalisation ba ñuy dem ci élection yi bu ko suñ borom dogalee. am nañ fi yégle bu naqari bu ci kanamee yaay daara dina dugg wala mu yebal ko dugg waroon nañoo am itam Abdou Aziz Nia xam naa ne moom suñu seq waxtaan yàlla moo ko dogalagul ndax àjjuma bi passé la waroon doonul àjjuma tey bi itam dafa mel ne woo nañ ko mais jotuñu ko kon xam naa ne àjjuma yi mu ngi ci sunu kanam balaa loolu dañuy dellu si bu mu nuyoo sama gaay ba pare ñu taxaw tuuti nag ci màggalu Tuuba gi ñu génn bu ko defee ñu door a ñëw nag ci mbay mi laaj Moussa Ndiame Ndiaye tey lu ñu indil ban domaine la ñuy jëlal mbay mi xam naa domaine yi ajuma bu nekk benn domaine du ko domaine bu nekk benn ajuma du ko mën a jeexal mais ñu def ko rek ajuma par ajuma li ci kanam rawul ay bët Moussa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Pape. na nga yendoo. ça va alhamdulilah. naka taw beeg tàngoor bi. tàngoor novembre xam nga doy waar de. saison bi kii bi kañ lu muy demee moom day alterner tey mu sedd suuf bu tàng. waaye tey moom dafa tàng moom. technicien coordinateur maa ngi lay nuyu. Pape maa ngi lay ziare di nuyu mbokk yëpp di nuyu képp ki nga xam ne daal yaa ngi ñu doon xaar waxtu yi jot na donc di leen ziare bu baax a baax. naka yi tey ak yu tey. sant yàlla bu baax a baax Pape. waaye. kon na yàlla dolli jàmm. amiin. kon ñu ñëw ak yéen ci suñu émission ni ñu leen ko waxee woon léegi dañu bëgg rek def commentaire bu ndaw ci affaire màggal gi Moussa bala ngaa commencé ci affaire agriculture bi. li nga ñu indil. màggal gi Ila Touba bi. du ay gént du ay fo lu am la nit ñi jaar nañ ci màggali nañ ba ñëw gis nañ ne bi mu fi amagul doon nañ xool yoon bi nu mu meloon ak ay accident gis nañ bi mu amee lan mooy différence bi ndax bu ñuy xool màggalu daaw barki démb police bi ñuy def seen conférence de presse dañu ne màggalu daaw ñàkkoon nañ ñeent fukki bakkan ak benn 41 personnes ñoo ñàkkoon seen bakkan ci màggal gi ñu passé màggal gi jàll fukki bakkan ak juróom benn lañ ci ñàkk bari na trop benn bakkan bu nekk dafa dis gann bu dee benn sax bari na waxuma fukk ak juróom benn mais am na différence bu mag ci diggante fukk ak juróom benn ak ñeent fukk ak benn defe naa ne ñaar fukki bakkan ak juróom jaar na fi kon dañuy dellu si li ñu doon wax mais yoon yu baaxul mooy indi accident yu bari teel nañoo gis preuve bi doon naa fi jooy ne 1960 ba léegi bu ñu xool li ñàkk seeni bakkan ci diggante Touba ak Ndakaaru bari na lool te man mosuma gëm ne am na dara lu ko waral lu dul ay yoon yu bon donc preuve bi yàlla parfois dina atte ñu deewul ndax ci benn at bis bi ñu ubbee Ila Touba bi ajjuma lañ ko ubbi wala àllarba tëj ko ajjuma tey jii ci minuit lañ ko war a tëj ñaar fukki bakkan ak juróom benn wala ñaar fukki bakkan ak juróom am na différence li ñàkkoon seen bakkan daaw ci màggal gi ak li ñàkk seen bakkan ren ci màggal gi kon ñun ñëpp war nañoo ànd ne yoon yu bon accident yu bon oto yu bon accident yu bari kon defe naa noonu rek lañ ko mën a jàppee te li ñu jàpp mooy Ila Touba bi
accident ba ñu jëkk ne moo ci am nit ñàkk ci bakkanam du oto daw bu mbëkk dara du oto daw ba saaraan du oto daw ba tali bi xat mu doon jàdd daanu dañu ne am na koo xam ne dafa gaare oto moo paan xëy na oto bi ba mu koy dugal ci Ila Touba bi xam na ne oto moom bu dawee tàllalu taxawul teggi woo tànk day daal di wane jikkoom bu baaxul rek da nga daal di xam ne baaxul mu taxaw xëy na di xaar lu ko defar oto ñëw dal ci kawam nit ñàkk ca bakkanam Ila Touba bi man sama bopp boobu accident dong laa ci dégguma ci beneen kon lu ñuy wax rek mooy yoon yu bon accident yu bari dëkk bu la gën a baax ay yoon moo la gën a néew accident lan mooy seen commentaire bala ñoo ñëw ci affaire mbay mi Moussa. jërëjëf Pape vraiment li nga wax moom kenn mënu ci teg dara parce que preuve la li ma doon wax rek nee na la président de la république lu muy def rek dafa am lu tax xam nga ñu bëri critiqué nañ fi Ila Touba bi mais tey amul kenn ku la mën a wax ne la tey mën nañu def autoroute Sénégal biir Sénégal dudul lu weesu diggante Touba ak Dakar pour mu mën a nekk autoroute boo xam ne efficace na. maanaam objectif yi ñuy koy assigné yi ñuy soxla ñuy def autoroute ña nga fa taxaw. donc ce sont les 2 plus grandes villes yi nga xam ne en termes de population. yi gën a ëpp population ci Sénégal. donc déplacement yi amul benn route bu ko gën a dense. ci diggante boobu donc su fekkee dem nga bay def autoroute nga def ko ci foofu ba pare chaque année xaw ma lu tolloog ñaata millions de personnes. 4 millions. 4 millions de personnes ñooy daje ci màggal gi. tu vois sur ces 4 millions de personnes presque 70% yëpp ci diggante boobu la ñuy daw. bëgg ñeenti fan. waaw bëgg dem bëgg dellu si. donc loolu rek ça nécessite vraiment état jël ci ay matukaay te matukaay bi ci gën mooy fexe ba am tali bu baax. te lii amul tali bu ko gën a baax daw ba àgg. te doo am benn problème ñi ngi ko doon def xaw maa ngi dégg keroog benn femme ay ñu ci doon témoigner à la télé ay femme Touba femme bi ni man ànduma ak Macky Sall waaye tey moom seedeel naa ko dëgg ndax lii am man dama daan ñëw Touba su ma jógee Dakar naa def lu toll ak 4 heures de temps ci yoon wi. fu ne dinañ fa kii pour duñ mën a daw ndax tali yu bon mais fi nekk nii sama ñëw Touba mu ne man bi ma yegsee damaa woote ne leen accident suñu waa kër gëmuñu ko. waaw mu ne ànduma ak Macky Sall mais lii ma lay wax nii te da ko seede ci xolam. mu ni dañoo dawal ba agsi moins de 2 heures de temps lañ def agsi Touba. donc loolu mooy efficacité infrastructure routière transport. li muy joué dëgg mooy. mobilité fexe ba nit ki mën a dem ci conditions yi. normal ba pare def ko ci temps bu ndaw. parce que temps xam nga fii nañ la time is money. right donc nit ki mën a déplacé wu rek mu dem def li muy def ñëwaat. sans mu am ci problème gaaw ba dee ci temps bu ndaw je crois que loolu lay infrastructure transport di jariñ ci réew noonu lay impacter économie réew waaw defe naa loolu nga wax Moussa defe naa ne bii yoon moom amul kenn koo jox micro muy ci réseaux sociaux yi muy télévision yi rajo yi koo laaj Ila Touba bi lu mu la wax am na xale yoo xam ne gis naa leen ci Facebook bi nee nañ ñoom 5h10 la ñu jógee Dakar Touba lañ jullee timis gis naa man mi wax yow jogoy damaa xëy di liggéey woo ko jogoy ndiir sama moom jotuma ko 7h30 laa ko woo fii New York ma dem liggéey 9h fii mu woo ma ne ma maa ngi Mbàkke ma ne ko luy Mbàkke xanaa dem ngeen dem mu ne ma non 9h30 ci suba Dakar laa jóge ci kër ga fi mu ne accident Mbàkke donc loolu moom man jóge na maa moom 11h Dakar di dawal 4h la àgg Mbàkke. dégg nga ñi wax loolu am na différence bu mag a mag a mag a mag. am na ñuy wax naan dañ ko war a def free. loolu moo ci wax xam nga ñun nag suñu réew Moussa boo ñu rayaloon aw nag dañ koy lekk ba mu jeex ne la fees bi dafa setul ñun moom noonu lañu yàlla bindee loolu moom nañu laaj liñ bëgg rek kiy def li nga xam ne moom lañ man lan mooy sa commentaire coordonnateur. oui Pape maa ngi rafetlu wax ji bu baax a baax macha allah parce que defe naa képp ku jaaroon ci Ila Touba bi sa xol sedd na. bëgg nga. donc même ñi may wax nii may wax toujours naan borom xol yi tàng. waaw yooyu nga xam ne naturellement noonu la ñu mel. tey Facebook bi foo mënta tourner. internet bi ci télévision yi fépp man gisuma ci ku ci mer. kenn meru ci. ñëpp seen xol a sedd. te lii da doon tali bi nga xam ne pour la première fois ñu am ko Sénégal. tali bu day nii. donc aussi vraiment borom xol yu baax yi rafet yi vraiment ñëpp rafetlu nañ ko. te mu joxe ay preuve nag moom tali bi ci boppam. waaw exactly non seulement gaawaay bi. mais 20 fukki bakkan ak juróom. dox na diggante li fa wadd daaw ak li fa wadd ren. te loolu rek ko yëkkati amul loo ko mën a jiiñ
loolu tali bee baax rek. oui amul leneen. intention bi loolu rek la na accident yi néew. bu néewee aussi ne nit ñi àgg ci jàmm ci ni muy gën a gaawee. màggal ñibbi seen kër màggal ñibbi seen kër te noonu la demee parce que lu yàgg souvent lu nekk mën na ci xëj. voilà lii kii noonu temps yu bu gàttee macha allah. bon nga dem rapidement ñëwaat rapidement te boo seetee réew mi yëpp pap lépp lii moo fa xew. TER bi waxaguñu waxam. parce que ñëwagul. mais am na beneen VDN bi nga xam ne mu ngi uti Saint-Louis. sama kër la jaar kooku. boobu te mu ngi ci yoon wi. man lañ ko defal kooku. voilà boobu mu ngi ci yoon wi. xam naa ne ñun jotaguñ ci ñun waa Fouta. waaye yàkkamtuwuñu xam nañu comme que ne Ndakaaru li tàmbali toujours di dem. ba jëm Saint-Louis suñu bës a ngi ñëw. non yéen bi jëm Fouta mooy jóge Touba. et la Touba bi mooy prolongé. kii la Touba fi mu ne Touba Ourossogui. waaw fi mu nekk nii defar nañ ko ba mu pare. boo jëlee léegi Ila Touba bi da ngay wër rond point bi rek dem jëli Touba Ourossogui bi doo taxaw. benn booy keroon nee na ma diggante bi buñ masaan jógee Dakar dem Ourossogui ak boo jógee Dakar jaar Touba dem Ourossogui am na 200 kilomètres différence. ba 720 kilomètres la boo jaaree Touba 520 kilomètres la. te boobu Ila Touba bi ubbeegul. donc dafa ne bu ubbee nga dinaa la seefal 200 kilomètres yoo xam ne gasoil la wala essence. ak toogaay. ak li nga war ak ay waxtu yi nga xam ne da nga ko waroon doxalee ren nga nekk ko ci biir oto toog. donc defe naa ne. et puis Pape balaa ngay dem rek rapidement même bu dee 2 mots. aussi xam nga ne président nekk fi woon temps yi yëpp. donc mu ngi woon Allemagne. toujours ci infrastructure. nga xam ne aussi li ñuy wax ne waxu tali la. xam nga waxoon nañ fi waxi bateau yeeg yooyu ak port yeeg yooyu. mais lii nag li jëm ci ngelaw li la mooy avion yi. donc mu ngi jënd avion bi nga xam ne bi. vraiment waxoon nañ ko fi. donc avion la bi nga xam ne mu ngi préparé Air Sénégal SA. donc préparation boobu léegi gis nañ ne ci Ndakaaru ci biir Sénégal li mu fi def. dem Casamance léegi 4 yoon par bés la. par bés la voilà donc gis nañu sous région bi yëpp aussi ñu ngi ciy dem. mooy Mali Bamako jëm Abidjan. Dakar Paris voilà. février lay commencé. léegi nag Dakar Paris. léegi mois de février. te aussi c'est inclus New York. donc loolu c'est fort possible la mooy billets yi aussi danañ ko wàññi. parce que danañu contrôler suñu yëf. donc loolu charter bi doon jóge France. di def navette boobu dañ koy wàcce. voilà donc loolu dootul am. cela veut dire que suñu avion bi mooy assurer loolu. donc loolu la ñuy wax Moussa infrastructure yi donc loolu moo manqué woon ci réew mi. te lii la ñuy gis actuellement le président de la République di koy def di ko inaugurer. voilà donc bi muy investir yàgg na. bi mu commencé ba léegi mu ngi ci di investir voilà léegi nag c'est le moment de récolter. c'est-à-dire que ñi ngi door am président boo xam ne gëm na day dem bàyyi fi Sénégal. te gëm na ne Sénégal yi muy bàyyi réew mi. dañoo war a dund bu gën a woyof bi ñu doon dund avant muy falu. parce que bu ñuy xool Moussa ñi fi jiitu woon ñëpp def nañ dara xeebu surtout Senghor. Senghor def na lu rëy yoon boo gis Sénégal moo ko fa def. SICAB ak HLM amaguñu beneen président bu defagul lu toll noonu ci Sénégal en réalité. mais kii moom dafa xalaat ne Sénégal gi ma fi bàyyi suba ñi ma fi bàyyi dañu war a mën a dem bu gaaw dañu war a taal ay làmp dañu war a naan am ndox mu baax dañu war a am diplomatie boo xam ne foo taxaw ne Sénégal laa jóge ñu xam fan la Sénégal toll et cetera et cetera et cetera kon li ñuy def nañ ko ñaanal te gën koo jàppale li may wax rek képp koo xam ne jàppale woon nga ko amul lu mu la def lu tax waroo continuer jàppale ko man loolu laa xam ki ko bëggul nag moom na góorgóorlu rek lu mu fa bàyyi itam yow mi ko bëgg ak ki ko bëggul yéen a koy bokk parce que seen réew la kon léegi Moussa defe naa ne coordonnateur bu fekkee ne ñi nga wax ne dañu am lu ñu war a yëgle ñi ngi leen di xaar mais balaa boobu lan nga bëggoon ñu commencé ko wala ma dem ak Moussa rapidement ci programme am. oui avant programme bi aussi ñu fàttali nit ñi Pape parce que xam nga aussi talaata bi di ñëw. ñu ngi jëm ci ay élection fii ci réew mi élection fii ci réew mi. Amérique waaw mu nekk nag ay élection yi nga xam ne dafa am importance trop. voilà te puis xam nga souvent ñun dañoo tayal ci ay élection donc suñu mbokk yi ñu fi fekk aussi nekk ay nit ñu ñuul ni ñun ñu yaakaar ci ñoom it dañoo tayal ci ay élection surtout élection yi nga xam ne ñoom dañ leen naan que amul leen benn njëriñ mais ñun xam nañu ne que ki fi nekk actuellement donc fi mu jëmee réew mi di arrangé wuñu ñun ñi fi nekk ñi nga xam ne ñooy ay étranger donc man defe naa c'est le moment ñun tamit ñu jéem a xeex lii def ci lépp li nga xam ne mën nañ ko def ba fa xasal ko parce que sinon bu ñu ko bàyyi ak réew mi rek dana ci def lu ko neex parce que fii dafa am li nga xam ne benn loi fekk na ko fi muy xale yi nga xam ne bu fi juddoo ku fi juddoo am nga droit nekk américain comme bépp xale bi fi juddoo voilà léegi nag nee na moom day daggal loolu da koy dindi
voilà te loolu lépp li mu koy defee rek ak li tax mu wax ko mooy bañ nit ku ñuul bañ jullit yi bañ gan yeeg affaire yu demee noonu te loolu xam nañu ne aussi du ci sori parce que amul kattanu changer loi bi mais dana ci xëbal nit ñekk yooyu de ce fait que vraiment ñun ñu ngi woo bépp mbokk sénégalais wala képp ki ngeen xam ne daal vraiment war na mën a voter ci élection yi voilà ñu def lépp daal ba yóbbu ko ci urne yi mu voté surtout suñu xale yi nga xam ne ñoo fi juddoo te am nañu 18 ans 19 ans 20 ans ñoo ñëpp war nañu mën a voté donc ñu ŋàññal leen ñu jóg dem vraiment voté ji quoi waaw xam nga doon naa fi wax fan yële naan allemand ba ak Hitler rek comme laal mu ne sama yoon neewu ci mais lii moom suñu yoon daf cee nekk parce que bu ñu demee ba ne ku fi nekk te amuloo fi kayit boo fi amee doom du nekk américain kooku beneen affaire la. absolument kooku beneen affaire la parce que nit ñëw na fi am fi doom ba moom 21 ans door ko mën a may kayit. mu door a mën a génn réew mi. léegi nag dañu ne boo fi juddoo te ki la jur du américain dootoo fi am kayit loolu la bëgg a dindi. te loolu 1883 la nekkoon ci loi bi. nga xam ne dañu ne ku juddoo ci suufu Amérique da ngaa war a nekk américain. absolument amandé ko ci constitution moo nekk 14e. amendement yi 27 la boobu moo nekk 14e. absolument ñëpp nee nañ mënu ko. mais cour suprême bee mu nekk ay nit a ma fa nekk. ay yóbbu ko tribunal dong ngay man tribunal ba cour suprême. yóbbu na fa ñaar dèjà am na koo xam ne feebar na barki dem te moo koy remplacer xëy na balaa mandat ma jeex kooku dem. donc li koy arrêté rek mooy congrès bi nga xam ne bu fekkee ne bari lewu fa. dana am loo xam ne duutu ko tal. donc képp koo xam ne da ngaa am aw kayit te mën a wote. na nga jàpp ne fi mu ne gouvernement bi Amérique gii nga nekk sa yoon mi ngi ci. sama yoon nekku ci nekkatuñ ci boobu Amérique. Amérique la boo xam ne kenn ku fi nekk war ngaa jàpp ne sa yoon a ngi fi donc lu la yoone may muy voté demal nga def ko. demal nga def ko boo demee woteelal ku la neex na yaa moom sa bopp. mais daal wotew ma réew mi fi mu nekk nii du réew moo xam dañ ciy maandu kenn ku nekk sa yoon a ngi ci. voilà Moussa. man li ma ciy wax rek mooy ni ngeen ci wax moom kenn mënu cee teg dara parce que ki fi nekk moom ñëpp ko xam li muy doxale moom déjà xam nga nit koo xamante ne bii kenn mësulaa jiite. da ngay defee ne moom comme lu la neex def. parce que moom dafa yàgg yor yi fi boppam. donc yor ay employé am nu ko neex mu doxale donc pour moom loolu su yoree réew it noonu lay doxale te xamul ne léew dafa am lu koy tënk. joxuñu le pouvoir yëpp comme ni nga yore sa entreprise. donc il faut que nit ñi xamal ko ne lii du sa entreprise. lii réew la te nit ñi dañ ko bokk. lii mooy sa cër lii nag mooy cëru ñi ci des. te loolu li koy wane rek mooy vote yi. de sorte que vraiment mu xam ne yaay am na benn contre pouvoir bu nekk fii ci kanamam. nga xamante ne bi moo koy mën a. check and balance. waaw that's it. voilà léegi kon Moussa rapidement dañuy ñëw ci li nga xam ne mooy Ali Kalaji Moussa affaire mbay mi commencé woon nañ ko keroog dañu bëgg fi mu ne domaine par domaine nga duggal ñu ci fii ba ñuy dem ci élection yi bu mbay mi jàllee nga seet leneen lu la neex nga tegal ñu ko ci domaine par domaine ba ñuy dem ci élection yi. tey lan nga ñu indi lan mooy sa programme. jërëjëf Pape tey li tax ñu jël sax ne dañuy wax ci kii bi mooy le président de la république dafa demoon fële ñu d'accord ko temps yii passé ci affaire mbay mi foog naa ne xam ngeen ci dara. waaw. parce que waaw parce que dañu gis vraiment li may wax nit ñi rek mooy xam nga nit ñi dañuy wax li muy def mais da ngay xool ci temps bi mu ko def. loolu c'est très important. c'est laps de temps bi mu def nii gis nga lim nañ fi lu bari fi mu nekk nii. mais liñ fi lim yëpp ci laps de temps boobu la boole def lépp. juróom-ñaari at yu matagul. lu matagul la boole def lépp. donc moom bi mu fi ñëwee côté mbay mi dafa nekk pàcc bu am importance. parce que soo gisee tey jii la population active sénégalaise maanaam ñi nga xam ne ñi ngi toll nañ ci liggéey ak yooyu. ñi ngi liggéey soo jëlee presque 70% de ces populations ci mbay la ñuy yëngatu ci mbirum mbay la ñuy yëngatu donc mu nekk loo xamante ne bii population boobu yëpp soo jëlee 63% de ces ci population boobu ma la 70 yi ak li ñuy am ci ressource bu ñu dundee exclusivement ci mbay lay jógee. te loolu ñu nag pays Afrique yu bëree ko nduróo parce que Afrique 80% de la population active dañuy nekk ci mbay la ñuy yëngatu. de même chiffre bi ñoom ils sont à peu près 62-63% ñoom itam ci ñiy yëngatu ci mbay seen ressources yi ñuy am pour dundee exclusivement jëlee jiwuñ ko ci leneen lu dul mbay. donc loolu su fekkee da nga ko yor nga ñëw bëgg a yóbbu réew nga ne dama koy jëlee fii yóbbu ko ci émergence. mu nekk donc da nga war a basé wu si économie bi mu nekk secteur yi nga xamante ne bi premier secteur de production muy ñu koy wax secteur primaire
donc mu nekk secteur boo xamante ne bi kenn mënu ko jàll bëgg a développer te jaaroo ci parce que déjà moom mooy secteur bi nga xamante ne soo bayee pour ne di dunde mooy secteur bi nga xamante ne bi secteur industriel bi topp ci moom ci mbay lay njëkk a tàmbale mooy transformer les produits agricoles donc mu nekk secteur agroalimentaire bi nga xam ne moom mooy transformer les produits agricoles muy industrie bi boobu noonu door a ñëw nag les industries lourdes rek yooyu yëpp door a ñëw agsi muy boo jël réew moo jël noonu la démarré moom bi mu ñëwee mu fekk fi mbay fekk fi ci mbay mi li ma la wax léegi nee naa la 70% de cette population ci mbay 63 yi ñi ngi nekk ci activité mbay la ñuy dunde amuñu beneen activité bu ñuy dunde bu dul mbay léegi nga jël loolu ñu ne la ñiy bay itam 70% ci ñiy bay ci benn filière lañuy ëpp lu ñuy bay muy ceeb wala gerte muy gerte mu ñëw mu gis ne waaye gerte boobu ñuy bay gerte pour jaay la waaye réew mi mu nekk dafa nekk réew mu nga xamante ne bii spéculation bi fi ëpp bi ñuy dunde ceeb la mu ni ñun dañuy importer presque li ñuy dunde parce que bi mu ñëwee 200 000 tonnes la fi fekkoon moom lañ doon importer moom lañ doon non 200 000 tonnes lañ doon bay moom lañ doon bay ci réew mi ok di importer plus d'1 million de tonnes par an 200 000 donc lañ doon bay yaa ngi dégg ci jeeb te ñi ko doon bay dañ ko doon bay dundee ko maanaam dañ doon bay dundee benn marché moo fi daan jaay ceebu bale mooy marché Sor ku dem Saint-Louis xam nga ko ak Ross Béthio parce que foofu ñoom moom bay boobu ñoom dañ koy consommer seen biir te seen clientèle bi ñu am yëpp clientèle sur place la maanaam jënd dem lekk waaw à part ça Touba moo fi doon jële dem léegi commerçant yi dem Touba tuuti di jël di yóbbu Touba su fekkee am nay événement ak yooyu looloo fi amoon duñ doon yóbbu ci léegi à part ça liñ doon bay yëpp dañ koy dundee donc mu ñëw nii ñun ñu ngi dundee ceeb bi ñuy dundee ñu ngi dépendre ci ñi ci biti te est-ce que xam nga ne Pape production mondiale bi soo ko jëlee yëpp li ñuy bay ceeb ci àdduna bi 1% lañ ciy jaayante. maanaam àdduna bi yëpp 1% liñ bay buñ ko bayee ba pare. réew mu nekk boo ci génne la nga soxla pour lekk 1% rek lañ mën a tasaare ci àdduna bi. waaw pour jaay ko. ok ci 1% boobu ñun ci lañ dépendre. Nigéria bi nga xam ne mooy premier consommateur de riz. en Afrique ci lañ dépendre. ñun it ci lañ dépendre. gis nga looloo taxoon catastrophe naturelle bu amoon Asie. ceeb ñu ne la ceeb manqué ngeen maire yi dem togg ñeleng. dem defi yeneen kii man sax ci laa xamee ñeleng ak affaire yooyu. yaa ngi dégg donc pour te dire comment nan lañ dépendre ci filière bu vulnérable. mu ñëw fekkaat fi beneen situation mooy fekk baykat yi amatuñu woon semence yu baax. jiwu bu baax. amatuñu woon jiwu bu baax. fekk fi aussi accompagnement bi ñu leen daan defal ci mbay mi. nga xam ne dañu leen daan accompagner en ce qui concerne les équipements accompagner leen ci ay semences accompagner ci yooyu bi muy ñëw di jël réew mi ma ne la campagne boobu kenn budgétisé wu ko. boolewuñ ko woon sax ci budget bi. ay bon kay la fekk ba pare fekk fi nag lu tolloog 54 milliards de dettes bu ñu yoroon baykat yi. mu ne mais man léegi lan la mu ne il faut me restructurer waat sama mbay mi. mu ne sama mbay presque mën naa wax ne 90% ay exploitation familiale lañ. bay dundee. waaw kër la yow ak sa njaboot ngeen yor seen fas yor seen kii dem bay. ku nekk xam na ñëw dundee. mu ni léegi ñooñu noonu exploitation familiale yooyu mais il faut que ma yokk leneen ci pour mën a accompagner leen parce que lii yàgg nañ ci ba puis 60 ak léegi ci lañ ne. il faut que ñu yokk ci leneen moderniser tuuti mais dañ koy def ndànk-ndànk graduellement. mooy maanaam ci la jógee mu ni. xam nga ci la jógee. mu ni damay def de sorte que exploitation familiale yi ma équipé leen. ci la indee programme boobu équipement yi mooy uu yi charrue yi defe naa kuy béykat fii xam nga ko ndax am nga ci. bu baax góor geeg benn ëllëg rek yëpp amoon naa ko. waaw mu subventionné ko à 70%. ñëpp am ci. mu ni beneen bi ñu ne ko monsieur le président il faut que ñu am semence bu baax. ñu daay reconstituer ce qu'on appelle le stock de semences. mu financer ISRA. ñu mettre en place 100 tonnes de pré-base. parce que pré-base moom la ñuy jël multiplier ko mu jox la base. base boobu la ñuy jël jox ko. producteur de semences yi. producteur de semences yi
daal di koy multiplier mu nekk semence ñu jox ko baykat yi ñu bay ko. donc mu ne léegi kon il faut que ñu am semence certifiée. il faut que ñu am semence certifiée mooy semence yoo xam ne yu baax lañ. dañ koy defar bu jiw ñu certifié ko xam ne lii semence bu baax la mën a indi rendement bu baax. mu ne teewul programme classique bi ñu amoon dinaa ko téye pour un temps mais damay yokk li ñuy wax un programme de dopage. dopage bi mooy yokk li ñuy bay. maanaam productivité bi. tey su ma amoon semence boo xamante ne bii mi ngi may jox 100 tonnes. léegi semence bi même quantité de semence yi bëgg naa ci am 150 wala 200 tonnes. mu def un programme de dopage ñu def sélection variétale yi indi ay jiw yoo xamante ne bii dañuy yokk rendement bi dafa yokk. mu ni léegi nañ ci yokk un programme d'adaptation. gis na ni suñu mbay li ci ëpp pour l'instant dañu dépendre ci taw bi. mu ni mais taw bi aussi cycle taw yi day gën di wàññeeku. donc il faut que ñu accompagner cycle taw yooyu maanaam indi ay semences yoo xamante ne bi ay semences à cycle court la ñuy nekk. jiwu yoo xam ne. waaw ci temps bu gàtt lay am. très bien ci temps bu gàtt ñu mbay leen. mu daal di accélérer loolu. mu ne côté financement bi baykat yi amoon nañ problème parce que CNCA lebalatu leen woon wala lim daan lebale tuuti la daan nekk ndax dañ ko yoraloon bor bu baree bari. mujj ñu ko fay. yaa ngi dégg amuñu ay garantie président de la République ñëw ne ko moratoire yi nga xamante ne bi amoon na fi ak baykat yi dama koy éponger nañ leen ko baal daal di koy fay. ne ko léegi li ma bëgg mooy ñu reprendre à zéro parce que man dama am objectif. mu ni baykat yi dama bëgg financement bi ñu leen financé ñu yokk ko parce que man dinaa leen jox ay équipement dinaa leen jox semence dinaa leen jox produits phytosanitaires yoo xamante ne bi soxla nañu engrais bi. ñu yokk quantité yi de sorte que dañ mën a bay léeg loolu dafa laaj xaalis mu ne CNCA dama bëgg nga accompagner bi ci li CNCA ne ko man duma lebal ko amul garantie. mu ne dinaa ci def un fonds de garantie. CNCA ni ko ñii léeg-léeg dañuy dem ba ci yàgg ñu bay mu am ay catastrophe naturelle yu am wala mu maral taw bi arrêté. waaw taw bi arrêté baykat yi am problème pour fay ma mu ne ko CNCA dugal naa un fonds de calamité. CNCA ni ko man taux d'intérêt bi kat 17 la mu ne man dugal naa un fonds de bonification de 10% yoo xam ne dina wàññi 17 yi ñoom 7 la ñuy fay. baykat yi 7 la ñuy fay 10 si gouvernement bi koy gàddu. très bien donc loolu mu indi ko ci côté financement bi. ba pare mettre en place un fonds de commercialisation soo ngeen bayee ba pare bëgg a jaay ñu lebal leen pour ngeen mën a jaay. ñi nga xam ne dañuy jënd pour jaay it mën a leb foofu pour jënd jaay. donc mu ñu commercialiser mu def. un fonds bu nga xamante ne dafay accentuer sur ce qu'on appelle qualité yaa ngi dégg qualité production bi surtout ci côté riz parce que ceeb ku xam vallée bi dañ suñ ko daan bay 80% de la production ci artisanal lañ ko daan def. transformation artisanale lañ ko daan def muy am ay cip muy am ay ceeb muy am ay kii dugub ay yu nekk bu ci nekk ay xeer ak lu nekk di ci nekk moom la moo taxoon ñu bari daawuñu ko lekk. mu ne léegi il faut que ñu mettre en place ay unités semi-industrielles. yoo xamante seen transformation set na. nañ séparer ceeb bi ci ñetti qualité am na ce qu'on appelle le riz brisé le riz intermédiaire ak le riz entier. ñu def ko ba pare ñu accompagner leen ci qualité bi ñu def ko ci ay sacs yu normal am label am lépp ba nga xamante su ñëwee teg ko ak importé bi da nga naan déedéet mënu leen a xàmmee. donc ñu joué ci qualité boobu mu joué ci de sorte que tey jii mën nañu wax en production risicole. objectif am nee naa la 200 lañ doon mu indi na ko ba 1 million. tonnes. donc loolu nekk loo nga xamante ne. ci juróom-benni at. substituer fi nekk nii importation yi substituer lu tolloog 70% des importations. substituer na ko maanaam lañ daan jënd ci biti wàññi na ci lu toll noonu parce que mën nañ ko jënd ci biir. ci biir réew mi ñu bëri léegi jekkatuñ sax ceebu importé. ceebu valé la ñuy lekk. donc mais loolu ci côté. céréales yi laa la doon wax nii wax naa la ci côté gerte bi mais ci côté production horticole. production horticole ñaar la mooy ce qu'on appelle le maraîchage ak l'arboriculture. arboriculture mooy côté mango yeeg ak fruits yi mooy limon yeeg affaire yooyu maraîchage mooy côté mbayum ndër mi ñuy mbay noonu. bi muy ñëw dañ daan exporter tuuti mais li ñu daan exporter par avion la parce que quantité yi bëriwul woon. avion la doon demee quoi. avion la doon demee. fret. très bien mu ñëw mu ni. dama bëgg objectif plus d'1 million de tonnes de production maraîchère on est à 1,5 million. ci juróom-benni at. donc
ñu am autosuffisance en ñu ngi nekkoon objectif bi moo nekkoon en oignon 150 000 muy ñu atteindre 300 000 pomme de terre on a atteint l'autosuffisance yeneen spéculation yi mooy ay carottes ak yooyu moom waxuma la mais yooyu moom production bi macha allah. déggoon jàmbat li Sénégalais que lu ñu jàmbatul rek. li mu laajoon zone boobu li mu laajoon mooy secteur boobu li mu laajoon mooy filière yooyu li ñu laajoon mooy stockage bu baax mu mettre en place ay unités de stockage dans les Niayes nga xamante ne bi soo bayee sa oignon wala nga bay sa kii di nga mën a stocker pour mën a jaay. parce que dañ daan bay mais duñu mën a stocker. de sorte que dañ koy écouler sur le champ. mais maintenant dañuy dem toute l'année. pour mu écoulement bi mën a nekk sur le marché nga soo ñëw fekk fa. boo demee ñaay bi gis magasin yi ña nga fa. très bien. donc lii en termes de production mu ni maïs on importe le maïs à part le riz les céréales importées maïs mooy deuxième à part ceeb te maïs bi li ci ëpp li ñuy importé ci maïs ci produit ci kii lay nekk aliment bétail. mu ni. li ma bëgg mooy ñu atteindre benn objectif boo xamante ne bii ñiy jënd ci biti dinañ jënd suñu mënta substituer lépp li ñuy jëndit ñu substituer plus de 50%. ci lay indee au niveau des DAC des domaines agricoles. un programme de maïs dans les domaines agricoles soo gisee CFA li ñuy def ci maïs kenn xamul nu mu toll. nga dem ci yeneen kii ainsi de suite et dans la vallée. de sorte que tey jii soo jëlee sédiment li muy jënd ci biir Sénégal ci produit ci maïs. Babacar Ngom très bien di defar aliment de bétail. tey jii wàññi la lu bëri ci li mu doon importé. wàññil na ko aussi les coûts parce que li mu koy dikkee demeewul noonu parce que dootu ci fay yenn transport yeeg tout ça. donc mu nekk objectif yoo xamante ne bi dans chaque secteur daf ko wut. li ci ëpp solo beneen bi mooy Pape dafa fekk structure bi ma lay wax ne la exploitation familiale rek la woon. mu ne damay bay dundee. waaw mu ne damay indi ñeent. mu ne exploitation familiale dama leen di maintenir renforcer seen i capacité yokk ci ce qu'on appelle ay unités yoo xamante moom la ñuy wax ferme naataange. soo fekkee ne exploitation familiale nga mais bëgg nga def quelque chose de un peu bu xaw a moderne nga mën a jusqu'à 1 million mën nga am benn ferme bu yem ba nga xamante ne di nga ci am élevage am ci ay kii yoo xamante ne bii di nga. da nga ci dund am ci loo ci jaay. très bien mu tegaat ci beneen unité ba nga xam ne moom la ñuy tuddee les fermes ANIDA. les fermes ANIDA mooy ferme yu xaw a gën a yaatu yooyu. mais jeunes yeeg femmes yi ñoo koy bokk. liggéey ci di ci jaay gis nga tey ji soo demee ci FIARA mooy foire bi ñuy wax foire agricole bi da ngay gis ñoom ñuy exposer seen produit yi soo demee dans ci côté les Maris ak côté Almadeg yooyu yëpp am nañ fa ay marché yoo xam ne produits yooyu lañ fay jaay ñi côté boobu yëpp foofu la ñuy jënde ci ñoom donc mu indi ci kaw loolu mu ne léegi rek il faut ma indi ay fermes yu mag mooy les domaines agricoles communautaires yoo xam ne ferme intégrée la maanaam dafay am élevage am mbay yaa may dégg am mbayum dër am production céréalière am pisciculture mooy kii yu jën yi. tey jii soo demee côté. mooy fi ñuy kii sàmm jën yi. très bien soo demee CFA la production kii piscicole bi nga xamante ne bii tey jii substitué na ci marché foofu xam nga côté boobu amuñu jënu géej. mooy côté Tamba jëm suuf. jënu dex rek lañ daan am. mais tey jii li ñu am ci tilapia. ni muy nekk sur le marché ñoom. à gogo lay nekk sur le marché te léegi mi ngi jóge ci kii domaine agricole CFA bi donc pour te dire moom loolu mooy premier objectif bi nga xamante ne dans le domaine agricole mu ne woon damay jël l'agriculture def ko faire de lance de l'émergence de l'économie sénégalaise bi nga xamante ne moom mooy porter l'émergence mu ni deuxième phase bi sera la phase de transformation mooy phase industrialisation bi moom na moo taxoon mu dem temps yi passé Saudi Arabie bi parce que léegi première phase bi nga xam ne c'était la phase de production tey spéculation boo jël Sénégal li ñu ci atteindre kenn xamul nu mu toll tey ji mën naa lax rek pour yenn chiffre illustré rek en termes de céréales on a multiplié à 82% la production bi mu fi fekkoon mu fekk fi par exemple soo jëlee arachide 68% multiplié nañ ko li ñu fi fekkoon soo jëlee riz multiplié na ko à 64% li mu fi fekkoon nga jël par exemple les ñebbe ak yooyu plus de 125%. nga jël la production horticole mu ngi ko multiplier à plus de 85% ci li mu fi fekkoon. donc yooyu yëpp multiplier ko parce que loolu objectif am mu ne la première phase c'est la production mais dans la deuxième phase de kii bi PSE bi ci laay def ce qu'on appelle la phase d'industrialisation mooy les zones industrielles spécialisées yi muy wax. dans chaque agropole dina am ay zones industrielles spécialisées te cette zone là. zone yi benn bi mooy lay Niayes
benn bi mooy la Casamance benn bi mooy le Bundu benn bi mooy le Ferlo benn bi mooy le Waalo benn bi mooy le bassin arachidier yaa may dégg donc zone bu ci nekk zone spécialisée la en fonction du potentiel agricole bi nga am ak hydro-agricole bi nga am mu ne léegi nag production yi il faut ñu mettre en place des unités industrielles yoo xamante ne ñoom ñooy assurer transformation bi mooy deuxième phase PSE bii di ñëw donc looloo tax les Sénégalais war ko woteel. maanaa bu ma déggee li nga wax mooy dafa bëgg léegi ku bayati. loo ko bëgg a soppee. waaw nga mën koo soppee fa nga ko bayee. très bien. boo donc mooy deuxième phase PSE bi. très bien. ok tey ko foofu ñëw coordonnateur foo toll. oui balaa may dem ci yeneen i kii toujours deuxième phase PSE bi. donc PSE deuxième phase bi ñu ko war a lancer bientôt en mois de décembre. waaw te lii à Paris. voilà lii nga gis fii yëpp Pape. donc benn phase la. donc li ñuy wax deuxième phase bi ñëwul. donc loolu bu ñëwee incha allah fekk fi li mu fi fekk. gëm nañ ci yàlla vraiment Sénégal dana changer kanam. bu baax a baax a baax. te Moussa keroog la président jógee France. donc am na benn médaille d'or bi nga xam ne jox nañ ko fa. waaw léegi balaa may dem ci aajar bi loolu aussi bëgg naa nga faram-fàcceel ñu médaille d'or boobu lu mu tekki. voilà waaw parce que xam nga Ivoiriens yi toujours dama koy wax dañu ne Dieu est grand mais le blanc n'est pas petit. donc tubaab bu ñëwee ba jël seen médaille di ko joxe. ñoom du waajee ma neex du ko simam bee rafet du waaj daa jantal wala dafa nax Sénégalais yi falu. am na lu ñu xool lu mu def. da ko jox xam nañ lañ mooy bay xam nañ bay lu muy def ci am réew. lu tax ñu jël médaille bi ne Macky Sall lañ koy jox ci Afrique te moo ko jëkk am ci Afrique Moussa. parce que ñi ko jox nga ñi ko xool mooy académie française de l'agriculture. voilà. te académie soo gisee académie ay boroomi bopp. yi nga xamante ne bi maanaam xam nga Senghor bokk na académie française. mais ci domaine littérature ak. waaw. grammaire ak yooyu waaw. mais moom bi ñu ko jox ci domaine mbay la. ñooñu ay experts yu mag lañ. ci domaine mbay. tey soo gisee production agricole bu France politique agricole yi nga xamante ne bi yëpp France dawal na ko doxal na ko ñooñu tey jii ñoo koy taxawu ñoo koy saytu ñoo koy xalaat ñoo koy suñu xalaatee ba indil leen ñoom ñoo koy bala ñu koo appliquer ñoom ñoo ciy joxe seen kii. seen dernier mot parce que loolu la suñu borom def loolu la seen kii màcc. xam-xam màcc ñoo am ci bind ci ay livres. soo demee ci ñi fa nekk ñu ci bari bind nañ ay livres yoo xam ne soo demee dans le monde ci université yi nga xam ne dañuy jàngale agriculture dañuy jàng seen i téere donc ñooñu suñ demee ba xool li nga def xool la nga fa fekk ak ni nga ko transformé ak temps bi mu jël bu ndax gàtt bi nga atteindre dans chaque spéculation nga atteindre benn autosuffisance yaa may dégg loolu du lu ndaw danay xam ne kii vraiment fi mu jëm xam na ko li muy def xam na ko làmbatuwul te li koy wane mooy le ministre bi mu fa teg ministre bi mu fa teg c'est un docteur tey ji est-ce que xam nga ne la politique rizicole bu Nigéria bi nga xam ne mooy premier importateur xam nga Nigéria wàññi nañ léegi seen importation rizicole parce que bi Nigéria day bay ceeb léegi lu bare seen politique boobu noonu ki ko yoroon ministre bi ko yoroon xam nga moo nekk directeur bu BAD moo nekkoon dans ministre de l'agriculture mais politique rizicole bi ñu doon mettre en place Pape Ablaye Seck mii la ñu jël moo def liggéey bi le ministre le directeur de la BAD taxaw na bi mu ñëwee Dakar ci kii mu ne kii bi ma falee ma nekk ministre dama bëgg a yëkkati mbayum ceebu Nigéria dama gis ay liggéeyam yu bari lu mu def ci bind ko liggéey yu bari lu mu def ci domaine bi bind ko ay téereem ma dem ba contacter ko naka dama soxla sa xalaat mu ñëw xalaatal ma tegal ma tey si man su ma amee succès foofu waaye su amee succès foofu dañu yóbbu ko ba dem BAD su amee succès foofu parce que dafa révolutionner un peu vraiment l'agriculture au niveau du Nigéria donc moom taxaw na mu seedal ko mu ne ginnaaw yàlla kii la xam-xamam donc kooku su ko yàlla Sénégal amee président de la République xam loolu jël ko jox ko mu def lu mel nii wartu bett kenn waaw loolu la mbir mu nekk da nga koy jox ko man defe naa ne loolu bu amee coow li du bari coordonnateur waaw léegi ñu ñëwaat léegi ñu jël break après Pape nga ubbi si ligne wax ak auditeurs yi voilà kon gars yi bu leen toxal seen déglu ñi ngi dellu si léegi seen mbokk Pape Baboy Kane Moussa Ndiamé Ndiaye ñoo leen di animer émission bi ñi ngi ñëwaat léegi
kay Baobab guy gi Baobab e nder Fulton Street Baobab hakkunde Fulton e Bedford ala gaddana ɗum so wona wiyeɓe mbimami ɗum noon bandiraɓe oɗo restaurant biyeteɗo Baobab kala ko jiɗon ko feewe ñamde so jeehi toon mon keɓɗum kassari no woodi hirani no woodi botari no woodi kala ko jiɗɗon wottade so maaro so suppu kanji hay ñiiri buna donc ɗum noon bandiraɓe ko feewe kassari ni aussi hay koye jewɗi so jeehi toon on man mbaɗa ɗum suppu ha wela so jeehi kadi ha jammo ari ko feewe grillade kala ko jiɗɗon tawkini juuɗe ko feewe tew feewe liɗɗi e suppu gulɗo fof nan toon ɗum noon bandiraɓe jeehe mbaɗe commande eɓe jogui euroji kesi pul donc maɓe gaddanno ɗum ha damar galleji moon 17 18 484 48 66 walla mbiya 718 484 4866 Baobab e nder Fulton Street Baobab Brooklyn. kula jiin nga jiin ko kula jiinoon nga ba ko kum dandam dañuy jiin Baobab nañ dem ba Baobab buñ demee Baobab luñ fa bëgg ci lekku sel dinañ ko am bu ñu bëggee ceebu jën ceebu yàpp sulux mbalaxu supp kànja maafe yaasa dibi ginaar dibi jën dibi bu sew bi dibi Sénégal yépp ma nga Baobab boo fa demee da nga fekk tii da nga fekk caagri da nga fekk bisaab da nga fekk café loo fa bëgg da nga ko fekk télévision yi foo toog da nga jàkkaarloo télévision bu la neexee seetaan basketball wala football américain wala football du monde bi boo bëggee dem Baobab da ngay dem rek ci 200 da ngay woote ci 212 864 47 00 212 864 47 00 wala nga dem ci 120 West 116 Street ci diggante 7 ak Lenox Avenue boo fa demee da nga fekk Kiné da nga fekk Maymuna da nga fekk Momi man nañ la ñuy def sell nañ yaru nañ jox nañ nit cëram te loo fa yàgg-yàgg duñ la xool bëti loo fi def yàgg nga fi kon ñun ñëpp nañu ànd dem Baobab lekk ga sell na neex na. mbokk yi ñu dellu siwaat ak yéen ci seen émission comme niñ leen koy defalee àjjuma bu jot ci waxtu wi ci seen rajo APR New York lu commencé 11h ba minuit. léegi bala ñoo ñëw ci téléphone bi rek dañoo bëgg a fàttali nit ñëpp ne parrainage bi ba léegi ñu ngi ci parrainage bi képp koo xam ne da ngaa bëgg a parrainer Macky Sall candidat Macky Sall foo mën di nekk ci dëkk bi boo ñu woo dinañ ñëw ba fa nga nekk bu dee ne da ngaa amul jot boo ñu woo. dina ñëw ba fa nga nekk bu fekkee ne da ngaa amul jot ak foo mën di nekk nag ci New York man ngeen woote ci 917 543 2312 917 543 2312 917 543 23 12 su ma paree lay coordinateur bi mooy itam dina joxe numéro bu ngeen ci woote rek dina ñëw ba fa ngeen nekk defal leen ko na ngeen ko bëggee. beneen bi ci des ñun waa APR ak képp koo xam ne da ngaa am cofeel ci président Macky Sall am nañ benn réunion le 13 novembre dañu bëgg ñëpp teel koo pare ñëpp teel a xoolaat seen programme ak seen i rendez-vous ak seen i yëf ñu daje fa parce que yëf yi jot na ñu daje fa xool nu ñuy def bu duggaat ci làmb ji parce que bëgg bëre bañ bëre gars yi moom foog ñu bëre ñoom kon nañu pare gisee yëkkateendoo dóorandoo le 13 novembre 18h ci association des Sénégalais d'Amérique le 13 novembre buñ ko fàtte ay fan la ci suñ kanam des na waaye yàggatul kon coordinateur léegi mën ngaa joxe sa numéro téléphone
balaa loolu ma dellu si rek am na mbokk mu woo léegi di ma laaj ne ma élection yi may wax mardi fan la réew mi moo am élection municipale bu dee noonu lañ ko mën a tudde talaata bii lay doon ku bëgg a wooteel démocrate ñun fii gouverneur bi moo fiy woote Mario Cuomo André Cuomo moo fi nekk moo bëgg 3e mandat ñëpp jàpp nañ ne dina jàll mais lu mu am ci ay carte doyul Letitia James moo bëgg a nekk attorney général maanaam ministre de la justice bu état wu Amérique Balak mosu koo nekk rawatina jigéen nit ku ñuul mosu koo nekk rawatina jigéen ci sama xam-xam kon moom itam bu nekkee candidat ku ci nekk démocrate mooy sa candidat jàppale ko war nañu am na ay proposition yuñ ci def itam ñett la wala ñeent am na ci bu am solo mooy dañu war a wax ndax dañu war a bàyyi borom xaalis yi di jënd élection yi ni ñu ko bëggee wala ndax dañoo war a limiter borom xaalis yi li ñu mën a jox candidat bi ñu faral dañoo bëgg ñu jàllale ne dañoo bëgg borom xaalis du mën a jël xaalisam jënd élection waaye dañ koy limiter gën gaa bari $2000 la mën a jox candidat bi mu supporté donc loolu dina tax ku néew doole te bëgg a nekk candidat doo tiit ne du ma dem parce que borom xaalis yi dañu may sot loo bari xaalis danañ la limiter ne la lii moom nga mën a dimbalee sa candidat loolu tam proposition bu ama am solo la war nañoo ñaan ñun ñëpp mu jàll bu ko defee borom xaalis yi dinañ bàyyi élection yi nga xam dañ koy jënd coordinateur. waaw Pape merci beaucoup comme ni nga ko waxee rek House of Representatives la ñuy voté fii ci États-Unis d'Amérique donc ñëpp lañ koy fàttali te ay élection yu am doole la donc lu dul loolu aussi pour ñëwaat rek ci parrainage bi ni ko Pape Babou waxee donc ñun danañu doxantu sax samedi incha allah ci Broadway bi donc suñu mbokk yi jaay ci Broadway bi danañ leen seeti suba incha allah nañ def voilà samedi bi doxantu foofu seeti waxtaan ak ñoom ci li jëm ci parrainage bi ku ci bëgg a parrainer aussi boo indaale sa carte suba boo ko defee sa carte d'identité bu ko fàtte carte d'identité boo ko indaale rek voilà bu dee bëgg nga parrainer président de la République son excellence Macky Sall bu boobaa aussi dana yomb ci yow trop donc danañ ñëw fekk si la ba foofu donc te danañ ko def samedi bu nekk fii ba bésu élection ba kii bi jeex parrainage bi di jeex donc sama numéro de téléphone aussi képp ki nga xam ne aussi bëgg nañu fekk si ko këram ak fu mu mënta nekk fii ci 5 borough yi pour ñu ñëw foofu ñu ñëw def parrainage bi mën nga bind 17 18 288 01 09 donc 17 18 288 01 09 waaw Pape. waaw kon defe naa ne ni ma ko waxee rek parrainage bi lu tax mu am solo am nattuwaay la loolu moom mën na ko am ci benn bés li ko tax a jóg mais ab nattuwaay la dina tax mu gën a xam soññ bu ko sénégalais yi soññ ci mu gën a góorgóorlu ci li muy def ba buñ ko falaatee mu gën a góorgóorlu encore ci li muy def pour mottali juróomi at yi nga xam ne moom lañ koy falaat ci suñu bopp réew Moussa. waaw xam naa ni loolu moom liñ ciy wax rek mooy ñëpp jóg parrainer le président de la République parce que xam nga comme léegi da nga waxoon Ivoiriens yi am na lu ñuy wax waaye bii itam am na beneen bi ma dégg bu ñuy wax ñu ne y a pas match y a pas match mooy bi Ado di gagné kii bi ñu ne y a pas match maanaam Ado Alassane Ouattara waaw maanaam amul combat waaw parce que moo mën gaay waaye bii itam vraiment y a pas match bii amul combat mais aussi dana rek dina ko soññ allo waaw Pape Babou na nga def maa ngi sant yàlla ba Cheikh Sambo dama bëggoon a dugg rek waaw bisimilah ci président waaw di ko ñaanal fanu gudd ko wér amiin di ñaan yàlla may ko ndam amiin ñi nga xam ne nag sagari nit ñi nga xam ne robinet yi ñu doon naanee lañ tëj ndax ñu xataraay ci kawam lu ne ñu di koy yàq ka xas seen bopp la ñuy xas dëgg la mënaluñ ko dara déedéet micro yi ñu toog fii ci réew mi yore say micro fii ci rek say ganaar ba léegi di dagg ay saaga loola neex boo demee Sénégal boo ko defee daañu la faj ba nga ne cocc yaakaar naa ko de ay caaxaan kese la président moom maanaam amul lenn loo xam nit mën na koo xase nit ku baax la nit la ko yemale liggéeyam ni mu war a liggéeyee ñi nga xam ne dañoo jóg fii ne tey ni jóg ni tey seen ñëw ubbi seen rajo bu ñu ubbi di fay seen xaalis bañ ciy fay di daggal président ay saaga yaakaar ne mën nañu ko fay jëlee dañuy nax seen bopp loolu ay carte dañuy nax seen bopp tey li may wax rek teggi teg ca lay doon teggi teg ca lay ndax yéen ñooñu yow moom mi ak baabooy bàyyiwu leen dara mu set ku ne ku wax président daal ak ngeen ko delloo ba mu saf saf waaw la mañ mënta lekk moroom moom te ñorul dëgg la
waaw ñii wax ñu ci bare xam nga luñ bëgg. commencé xas te ñu ne Macky Sall daal yëkkati xaalis jox leen Macky Sall di jox kenn xaalis. Macky man mii xool musuma lekk dërëmu Macky Sall. Macky loxo bi gaawut moom. mosuma koo lekk tey Fama ñëw na ba sama kër defal ma parrainage. Parrainage waaw. Macky Sall waa kër. jërëjëf. waaw kon nag bu ñu taxawee naan léegi parrainage dañuy fay xaalis. loolu ay fen la. ay caaxaan la kenn kenn xaalis. ay caaxaan la kay. ñi koy def dañ koo def dañoo bëgg président Macky Sall def ko. waaye président mën na koy jógee. nekkatu fi ñu bëgg di fas yéene force dana dellu si at. déedéet loolu de mënta waa ji ne kii na fi nekk nit bu demee ba jeexal ak jàmm ku bëgg a falu nga falu. wala nga ne bitim réew bëgg a nekk di dagg say saaga nga xëtt say saaga defe ne président te dara naqari woon loolu rëbbi na boo doon naa ne ñu tëj ko kese la. nga fas yéene li ñaaw yëpp nga xam ne maanaam lépp loo xam ne xam nga lu rafet la doo ko wax. jaajëf Samb mais loolu mooy am journaliste mooy loolu journaliste day wax ci lay wax day wax. jërëjëf. day gis li baax mu wax ko li bon mu ni li bon na. nañ ko dolli wax mais rek lu wax Macky Sall bu doon fecc ci ndox sax ñu ne ko yaa ngi ñuy pëndal. waaw merci. mais il faut yéen a ciy wax am na ci wax ay caaxaan la. jërëjëf dëgg sax gënuñoo paan kenn. absolument dañ leen ko bàyyee rek. jërëjëf waaye gënuñu paan kenn. teg ca lay doon rek ñoom luñ leen wax rek tegal leen ci ak naan dañuy dem ci consulat bi. consulat man de moo ne consulat ku ba ñu danaa la presse coo yóbbu la koot. merci moom réewu yoon la. jërëjëf Samb merci. ma xamee la daa wut ay witness yóbbu la koot yóbbu dafa yëw tribunal Sénégal sax damaa yow dama tribunal ay caaxaan la. parce que yi ñuy wax am na ñoo xam dañuy wax seen carte nañ dem ana ku ci mën a taxaw ni man gisuma yóotuma sama carte sax. jërëjëf. ay caaxaan la waa ji ñii dañuy fontoo nit ñi man dama ne woon damay bàyyi politique. ëpp naa de dinaa ci duggaat ndax ñii dañuy merloo nit ñi. waaw jërëjëf Samb merci. ba ñu may nit ñi. jërëjëf rajo APR New York. non merci. asalaamaaleykum. ay salaam wa rahmatullah. waaw Moussa Ndiame Ndiaye dama bëgg sa xam-xam bi nga denc ko ba ca kanam parce que lii. da ngeen di tax ku doon bëgg a ñëw dootu ñëw da leen rek ndax dafa bëri xam-xam. na ñëw rek ba pare Ila Touba campagne na boppam. li ñuy di économiser ci essence ren. dañuy diggante Dakar ak Touba. nga 30 000 bu dee oto bu ndaw nga yem. da nga dem Touba delsi. ñaari waxtu nga dem ci jàmm yegg ci jàmm. boo xoolee nit ñi daan dem chaque année nangam dee ci li ci dee ren yàlla nañ ci yàlla gën a wàññiku. waaw bu méttee métti loolu yëpp ci Ila Touba ko tax. dëgg la ña fa nekk ñëpp ñu leen di nga fi digge woon def nga ko. léegi ñu ngi lay ñaanal boole nañ nekk nga xam ne ñun ñëpp ba ñu ñëwee ci moom lañ ñaan muy sëñ bi. sëñ bi koy ñaan fa nga jëm di. dëgg la sëriñ bi nga xam ne moom lañ fa yaakaar sax sëñ bi lay ñaan dolli ci li mu amoonum ñaanam. dëgg la léegi da nga leen di bàyyi ñuy wax rek. ñeneen ñuy wax lu nga xam ni yàlla ànd ci yeneen ci ànd ko nit ku baax du ko mas a def. ci rajo du ko mas a wax ci rajo. seetaan leen ba xam yàlla moom gëmm na wala nelaw na. wala ñi ci des kenn du ciy sénégalais. yàlla du gëmm du nelaw moom. nit ñi nekk téeméeri nit nag ñooy xëccoo fii mu ne ak nangam. ñoom ñëpp nee nañu dañoo bëgg a nekk président. waaw ku député te nan ngay taxawee rek ni damaa bëgg a gañam réew. loolu monsieur na ko gis ci déggoo li ma la wax am nañu commencé bàyyi te fii ba ngay dem élection yi. bàyyi gi day bàyyi mbër mu delloo avance. wuyu ma ki la traité ñu ne moo fi dàq kii. gañe na ñëpp Macky Sall ñëw gañe ko ñoom ñi ñëw xëccoo moom ba gerte doon ko fi moom mu dem dumawaat leen ñoo ñu ci def yëpp daw naan ko sarax nu dimbalil mbër mu delloo avance moo leen duma ñoom ñëpp mbër mu delloo ñoom ñu avance dellu ci même naan ko dimbalil ba pare nar ko rey naan moom ak Macky Abdou Diouf ñoom ku ne bala ngaa rey kenn xalaat ba xam ñoo yaay yàlla am déet mbër mu delloo avance dana bari ci élection yi jëm def waaye ñii gën lay bari ñeneen ngi dañuy gën mbir mi day gën a yokk delloo avance yi dana bari waaye du wàññi te coow li dikkagul parce que ki yaakaar ni mooy gañe ñi nga xam ne bëri nañu benn yoon demuñu bëriwaat ñaari yoon demuñu bëgg a bëreeg ñetti yoon te bëgg ñoo wax waxe ñooñu danañu bàyyi kenn mu leen di jiitu nekk ci pandaw des na dara de Macky Sall ñii duñuy anniversaire am opposition yi mag ñooy anniversaire ñoom seen biir ku ci sàggan ba sa keneen morom ndax la ba ñu jiitu la ci affaire bi pare nga ci politique dëgg la ñeen ñi seen sànni sàcco ngi nii booy boo ñu jóg dem wuti parrainage bàyyi xuloo bee xeex bi waxtaan ak nit ñi ndegam sëriñ si moom dañ leen cee war a génne doon sëriñ si nen ñëw dina jàppale seenum ñaan soxla na ko ñoo tax jàmm Sénégal yàlla na leen yàlla may fan gudd du ne sëriñu Sénégal nag laa wax ak ñi nga xam ne gëmuñu diine l'islam sax boole nañ leen ci merci jërëjëf temps bi jot nañu jërëjëf xam naa ne kon des na kër waaye rajo APR New York salaamaaleykum aleykum salaam wa rahmatullah ngeen def noonu la da ngeen am jërëjëf allo Bas allo allo Bas fi nga nekk amul réseau allo dafa amul réseau seetal keneen allo Bas
allo. allo. amul réseau. waaw Moussa. defe naa ne dégg nga li. allo rajo APR New York. ñàkk ngeen. Moussa fii ay ree fi xew moom ñun dañuy happy la ñuy def comme ñoo gemmoon bëri mi mu bëree ba daan boor a daanaat ñun dañuy happy la ñuy def rajo APR New York. bu tàggul ko waa defe naa ne Moussa temps bi jot nañu li duuf ci nag wi xajul ci cin li dañ leen di jox rendez-vous rek ajuma bii di ñëw ci beneen domaine Moussa. domaine bi denc ko ba ajuma. surprise bi xam naa incha allah rabi dinañu jëm ci secteur yëpp benn par benn incha allah. coordonnateur. waaw Pape merci Moussa Ndiamé merci ba semaine prochaine incha allah. incha allah kon bu leen fàttee réunion bi waa APR le 13 novembre 2018 ci ngoon association des Sénégalais d'Amérique na ko ñëpp pare. jërëjëf.